directeur de cabinet xoolal cabinet Macky Sall ba ñoom Salé Mambay Niang Mamboy Diawo ñëpp dem nañ Macky Sall ko ànd ak moom est-ce que Marème sax mujjul dem ñëpp dem ñëpp Amadou Sall ñëpp Ibrahima Sall seen doom ju ndaw ji xaw ma Kumba ñëpp dem nañ ñëpp moo tax xaaral ma profité dem ñëpp dem nañ ñëpp dem nañ tey ne suñu réew ñëpp dem nañ Macky Sall jàppul ci dara tous dañ ko fee war a jëlee. El Hadj Ahmed Aïdara merci beaucoup xam naa ni si kanam di ngeen am revue de presse am dañuy ànd si xibaar yi ak Mamadou Kile Mamadou Fofana Gone Kile ak kii Hadj Mansour ak Birame Dadji Touré ñu ñëwaat. waaw ñu dem. juróom-ñetti waxtu tegal na ay simili yu néew salaamaaleykum li gën fees ci boppu xibaar yi bari na lool ay localité yu liste Yewwi Askan Wi ak Wàllu Sénégal gëm sa bopp dañ leen faa gàntal yéen yi dañu forclos dinañ ci dellu saat faram fàcce ko ci xibaar yi dinañ wax itam ci waa groupe poste di laaj gouvernement bi lu toll ci fanweeri milliards ci francs CFA lu mooy loolee ñeenti junni liggéeykat mun nañu ñàkk seen béréb liggéeyukaay kër gaa ngi sooxee jamono ji ci ay jafe-jafe yu doy waar ci wàllu koom-koom lu jëm ci COP 26 daal dinañuy signé benn arrêté bu jëm ci wàllu dakkal jëfandikoo li nga xam ni moo di charbon mu nekk source d'énergie loolee nag xaatimoo nañu ko ni ki démb dinañ ci dellu soit ci Sénégal itam dinañ wax lépp loo xamante ni bi dana tënku ci wàllu boobee ak njëriñ bi mu am ci suñu wàllu environnement sport bàyyi ma ant bupp la ñu ci àndal yéeni kay El Hadj Ahmed Aïdara. Trafic News ñu si ànd ak Papa Alé Cissé xanaa di ko laaj fu mu toll. voilà merci beaucoup Yacine di wax ne rek beaucoup d'embouteillage moo leen di xaar sur l'autoroute Seydina Limamou Laye foofu lay xat na lool pour ñi nga xam ne ni ñoo bay ko du côté de la foire vers Patte d'Oie laata rek ñu ngi dépassé pont de l'émergence vous êtes averti pour ñi nga xam ne ñoo fa nama jaare naka noonu aussi changeur de la foire foofu la aussi xaar leen ko des embouteillages ndax si boobu la ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté rond-point si jaare ko yëngu leen ñoo fay dajee si ak ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté de Patte d'Oie daal di bi ba tax na foofu la ça circule lentement laata rek ngeen dépassé foire bu ko defee nag ginnaaw foire aussi ñi nga xam ne ñoo bëgg a wees seen circulation sur la VDN xaar leen ko des complications rawatina nag pont ci Mathias Saint-Lazare foofu la aussi yéex na lool benn woto nag moo dafa paan foofu la bi ngeen wàcc pont bi ba tax na foofu la la circulation est tellement dense mais une fois ngeen dépassé ko mën ngeen wees seen circulation tout doucement pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a wees seen circulation vers l'échangeur Sacré-Cœur 3 naka noonu aussi sur les deux voies yi nga xam ne moo leen di yóbbu du côté de Ouakam précisément sur l'ancienne piste foofu la moom amul benn jafe-jafe pour le moment yaa si rek. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Alé Cissé ba si kanam Hadj Mansour xanaa ma bàyyi la nga dem rek. liste Pastef yu bëri Yacine ci commune bu Mbour dañu leen rejeté mooy li tax nag maître Tall mi doonoon candidat Yewwi Askan Wi ci diwaan Mbour jàkkaarloo taskatu xibaar yi nee na préfet bu Mbour moo bokk ci yëf yi maanaam moom la tuumaal ni kompaloo la nañ déglu maître Tall. dafa am looy ni xaar ak yooyu kon dossier bi complété wul kon duma leen jël. sunu mandataire nag déet waaye mu ni ko non bu fekkee dafa am loo ne xaar ak nangam sangam maanaam jamono ji muy wax loolu ak sunu mandataire dossier bi lépp mu ngi sunu mandataire yi ñu ngi ko téye préfet bi xoolul neewul jox leen moom ma vérifier neewul kaa ma defal leen récépissé de dépôt wala ma jox leen benn au moins attestation wala décharge bi wala ni déposé ngeen mais xanaa sax ñun sunu liste même bu fekkoon dafa am ay loo xamante ni peut-être lu matul la mais du nekkul information bi ñun ñoo koy joxe ñoom ñoo war a xool ne gannaaw bañ ko càmbaree gis nañ ni matul mais comme ni ko loi bi waxee may nañu 72 heures lépp lu ñu war a mottali ñu mottali ko mais demeewul noonu. mu nekk kàddu yu maître Tall kon jàpp leen ni listu Yewwi Askan Wi ak gëm sa bopp yëpp jàllul fële ci diwaanu Mbour Tambacounda itam juróom-ñeenti coalition ñoo soobu déposé seen ay liste waaye ñaari liste dong daanaka la ñu jàpp ni baaxuñu mënuñu leen a dalal am na manquement yoo xam ne am na ci ñu dem ca Tambacounda fekki fa Mamadou Samoura.
juróom-ñaari liste coalition ak parti politique ñoo jot a déposé seeni kayit ci préfecture bu Tambacounda ci li ñeel élection municipale ak départementale bu ñu war a amal le 23 janvier 2022 ci juróom-ñaar candidature yooyu nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ngi teg seen bët ci mairie bu Tambacounda ñeent ci ñoom bëgg nañu tamit lii di conseil départemental ñu fàttali ni ci njëlbéen juróom-ñeent formation ñu jotoon a déposé waaye commission bi daal dina rejeté ñaar ndax ñooñu amuñu déclaration de candidature wala déclaration d'investiture nga xam ne ay kayit lañu yu mënta ñàkk ba léegi préfet di Mame Less Kabou moo ngi rafetlu di taxawaay mandataires yi ak leaders yi. commune bu Siel nekk ca département bu Bignona itam grande coalition gëm sa bopp seen liste itam dañu ko rejeté mandataire ba nii woote taxas genn wet la te daañu jël benn huissier bu ñu toppee loole ci wàllu yoon ndax jaaduwul Pape Boubacar Diédhiou la tudd. 23h40 donc avant minuit ba ñu àggee ñu fekk nañu fa nag ay nit ñu bëri ay mandataires yu ñëw pour déposer waaye fekk nañu nag bureau sous-préfet amoon benn mandataire bu fa nekkoon comme ñun suñuy dossier xawul woon a réglé ñu daal di dugg ci secrétariat bi toog fa pour mën a def réglage yu mujj yi récupérer samay dossier bi may ñëw pour jox ko ma daj ak moom mu toll ci buntu bureau di ko tëj ma ne ko mais monsieur le préfet ñun dañoo bëggoon déposer ma ne non du ngeen déposer du ma fi jël seen benn dossier dàq ñu ne génn leen sama bureau xam nga su ngeen génnul je vais appeler les forces de l'ordre finalement ñun on n'a pas déposé nos dossiers muy lu ñuy naxarlu parce que sous-préfet lu mu def tegu ko fenn saisir nañ huissier bi dina def constat bi bu defee constat ba pare ñu def suñu recours déposé ko SEDA waaw te nag duñu fa yem nag bu nu fa amul nag gain de cause jaral nañu dem ba cour d'appel nag. ma nga noonu ne le kon boobu moom du wàllu yoon waaye jaay doole la génn leen ci biti waa boobu police ñu génne leen alors Pastef ak gëm sa bopp Birahim manque d'expérience la wala méthode la doxalin waa Benno Bokk Yaakaar la en tout cas fi ñu leen gàntal bari na de. ñaar yëpp a ngi ci. manque d'expérience su may jël manque d'expérience plus gëm sa bopp lay gën a wax ni am na manque d'expérience mais Pastef peut-être expérience bi ñu am on le sait ci législative la woon ak ci présidentielle sauf que mode de scrutin bi ñu jëm ak élection territoriale yi ñu jëm dafa wuute ak muy présidentielle wala législative donte am na liste lu ñu woowee majoritaire ak proportionnelle mais manque d'expérience sur le plan politique léegi dañu am expérience parce que le fait que ñu wax par exemple Mbour mandataire ba dafa daw ak li ñu ko yónni woon dem féete ci beneen coalition mais dans le jeu politique muy pouvoir muy opposition ku ci nekk boo mënee jënd sa morom di nga ko def sur le plan financier maanaam tey pouvoir bi peut-être ñoom ñoo am xaalis wax nañu ci kaw li xew fële ca Matam ak Agnam Siwol ak Farba Ngom mais c'est de bonne guerre li ñu ko mën a waxee yore naa sama xaalis maa ngi seet ci biir mandataires yi wala ci ñenn ñi nga xamee ni mën naa leen rallier à ma cause bu jaree génn xaalis ma génn xaalis jox leen mais moo tax ñu ne léegi conviction politique foofu la problème bi nekk gis nga am benn appartenance politique nga ne ni da nga am idéologie sur le plan politique bu fekkee ni gëmoo boobu la idéologie pour ñu jënd la dafay yomb te loolu moo dal ñenn ci ay partisans wu Pastef loolu moo dal également ñi nga xam ne ñoom ñooy waa gëm sa bopp sur le plan politique c'est de bonne guerre comme je le disais tout à l'heure ñoom seen bopp muy Pastef muy gëm sa bopp bu ñu mënoon tey jënd ñeneen ci ay mandataires ci coalition Benno Bokk Yaakaar il l'aurait fait wàllu Sénégal gis nañ également ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne am na ko ci yenn ci ay bërëb mais comme la loi elle est là sur le plan électoral am nga lu ñuy woowe des modes et voies de recours voies de recours yooyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk dañuy yore seen conseiller juridique seen conseiller politique ak ñoo xam ne dañuy am xam-xam ci wàllu élection ñoo leen di teg ci yoon bi ñu war a jaar pour mën a def recours parce que weesoo gulan parce que on sait que boo xësee ba déposé mu nga am ñetti fan yoo xamee ni di nga def li nga xam ne moom mooy recours yooyu les recours am na plusieurs étapes yoo xam ne dina ci dem dina dem ca li nga xam ne moom mooy cour d'appel dina dem ca cour suprême foofu sax ñu may la 10 jours ñenn ñu may leen 8 jours gannaaw décision wu cour d'appel ça veut dire que période contentieuse lañu nekk liste yi nga xamee ni jàll na liste yi nga xamee ni jàllul yooyu yëpp mën nañ ko lijjanti peut-être dans les jours et semaines à venir ñoom nag ñoo war a fàgguwaat
geeturuwaat pour mën a dellu si bu fekkee ni dafa am seen liste yoo xam ne dañ leen a écarté ci yenn ci ay diwaan. Mamadou Fofana est-ce que bu fekkee lu toll ni ay élection ci am réew donte élection locale la ni ñu koy faral di wax affaire quartier mais ay élection la bu fekkee jeu yu ñàkk fayda yooyu def ci am mandataire dañu ko jënd mandataire dafa daw ak liste yi est-ce que du bu yàggee nag yooyu bu ñu ko bàyyee banaliser ko nii topp ñu leen ci wàllu yoon wala yoon jàppandalul ñi ñuy dem ak seen ay liste ñu topp leen est-ce que du dem ba décrédibiliser suñu ay élection nag quand même. Décrédibiliser élection politique la mooy indi élection alors ci kaw politique bi tous les moyens sont bons côté bu mu mënti nekk pour nga maintenir wala nga préserver say chances par rapport ak ci échéance yi nga jëm maintenant vigilance bu ñi nga xam ne ñoom ñooy les coalitions en liste wala parti yi nga xam ne ñooy dem ci élection ñooñu ñoo war a xool les profils de personnes yi nga xam ne ñoo nañuy def ay mandataires et autres parce que Mansour am na nit koo xam ne ba àdduna du tukki du jaay ngorom mais am na koo xamante ne kii nu mu mënti demee boo ñëwee bul sonn day vendanger lu mu yor dem yoonam new ci parce que ce qui importe pour lui mooy l'argent beneen bi mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllum Pastef ak gëm sa bopp ñàkk expérience da ci am mais beneen bi ñoom dañoo attardé wu trop ci ay affaire u investiture or ces élections là dafa metti parce que paparazzi yi nga war a joxe dafa bari imaginer nga war a joxe turu nit turam ak santam ba pare ci biir carte yi turu papa ak yaay newu ca il faut nga uti ko bind ko ci war a dem seeti ki ngay dugal ci biir liste bi mu signé xam nga kooku bu amul expérience ak temps bi nu mu xatee mais pour nga forkuloo day gaaw benn forkuloo mooy déposer woo à temps Pastef beneen bi ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Tall bu Mbour li ci ëpp liñ leen di toppee mooy ay question de fond bi mooy lan tey jii nii ñu ne la da nga war a am 70 conseillers nga ñëw def 60 conseillers loolu dañuy rejeter liste bi beneen bi bu fekkee respecté woo parti bi dañuy rejeter liste bi donc loolu yëpp dafa nekk ay question de fond yoo xamante ne nii ça fait l'objet de rejet et que gars yi amuñu tey jii nii chance pour di maîtriser surtout les règles du jeu mu dina bu ñuy dem élection ñu xam lan moo leen ci war ak lan moo leen ci waru en tout cas doy na waar Djibril Ngom moom moo jëkk ubbi bunt bi ci mandataire bu daw ak liste ya kenn tegu ko bët loolu ngi xew ci diwaanu Tambacounda waaw diwaanu Matam ngeen jéggal ma leeral yi ak Alassane Balde luñ dul fàtte benn yoon ci taarixu réew mi jëm ci wàllu politique liste coalition Yewwi Askan bi lañ daal di gàntal foofe ci diwaan ba bawoo ci autorité préfectorale yi la ko waral nag di seen mandataire bi nga xam moo daal di rek bàbbeeku wutali coalition au pouvoir di Benno Bokk Yaakaar ci waxtu yu mujj yóbbu nag li nga xamante ni mooy seeni document ba tax mënuñoo déposer seeni liste moo ne nag ñenn ci analyse politique jàpp nañ nag loolee mënoon na ñàkk bawoo ci boobule coalition fare ci ku jégi mu ñoom ñoo ñi xam ne nag ñoom mënoon nañoo bind benn bataaxal rek daal koy cacheté sukkandiku ci xarala yu mujj rek ngir jëbbal ko ki nga xamante ni mooy autorité yi ndax administration këyit la xam raf ci dolit boobule bataaxal sax waroon nañ ko jébbalit waa Sénat ndax ñoom ñooy organe bi nga xamante nag mooy seetu lépp lu jëm nag ci wàllu doxalin yi la élection gannaaw nag jamono ji ubbi nañ li nga xamante ni mooy phase contentieuse bi ñoom nag ñu jàpp ni dafa jot ñoom ñu daal di saisir cour d'appel bi ci ñetti fan ñu dëmmal bu fekkee ni noppi nañu ci notification bi naam nag politique yëfi gentleman la teewul coalition bi am nag sañ-sañ ngir rek ut kenn ku nga xamante ni mën na ko wuutu foofu la ci diwaan ba ndax ndogal bi moom moo ko yeeyee bu fekkee ni sax li nga xamante ne ci wàllu yoon dafa mel ni nag amul leen lu nga xamante ne rek tëral nañ ko jamono ji jëm ci fànn googee. ci diwaanu Sédhiou itam na la fa yëf yo mel coalition Yewwi Askan Wi nga xamante ni bii dañu déposer seen ay liste d'investiture responsable départemental bu grand parti bu Malick Gakou ak yeneen responsable yu tënku ci boobu les formations daal di quitter li nga xam ni moo di coalition Yewwi Askan Wi dem ci Benno Bokk Yaakaar moom Lamine Gueye ma ngay expliquer lan moo motiver décision boobu mu jël ñu teewlu ko. man ak samay xarit yi nga xam ne déjà il faut que ma préciser ko bokkuñu parti politique man maa ngi grand parti sama xarit yi ñu ngi PDS am na ñi nga xam ne ñu ngi ci yeneen parti yi mais dañoo jugé nécessaire def déclaration bi ñëw jàppale le maire sortant Abdoulaye Diop donc dañoo jugé ni bañ xoolee ñi nga xam ne bëgg nañ nekk maire moom moo am le meilleur profil et vu les réalisations yi nga xam ne jot na ko fi def dañ ko war a pousse mu am deuxième mandat donc loolu sax du affaire parti politique mais affaire Sédhiou la maa ngi woon coalition Yewwi déjà man maa nekkoon chargé de com bi au niveau départemental mais déjà coalition la bi nga xam ne c'était une coalition en problème déjà problème investiture yi amoon na fa bëgguma dugg ci détail trop c'était inadmissible de voir que dans tout un département bi nga xam ne 14 communes la ñu jël commune yëpp di investir waa Pastef foofu dans le département aussi ñu investir leen 15 personnes au sein d'une même coalition bi nga xam ne am na grand parti am na taxaw Sénégal am na PM am na SET am na PUR am na yeneen coalition yëpp ñu tabb benn parti te dañoo war a cheminer woon
ba législative ba deuxième tour 2024 donc compagnonnage bi si c'est pas sincère et puis amuñu profil tamit bi nga xam ne être à la hauteur ba gagné sax déjà donc nous de manière lucide dañuy xool ki nga xam ne tamit déjà mi ngi fi am na doole dañ ko war a may chance bu jégali ko. Mamadou Fofana waa ji li mu wax gëm nga ko. damay laaj dong de. est-ce que ñoom am nañu crédibilité taxawal ci Sénégalais yi pour def campagne par rapport ak li ñuy joué diggante ñetti fan yi est-ce que gëm nga li mu wax. politiciens yi de élage xam nga ku mën a verte tey suba nga rouge gannaaw suba nga mauve moom il faut s'attendre à tout ak ñoom. kon gëm nga ko. waaye gëm nga ko. waaw xam nga man ci attitude de politicien la xam nga sànq ñuy wax mandataire bi nga xam ne daa jël kayit yeeg yëpp daw. abus de confiance am ci. souvent lan lañ lay wax en politique il faut jamais dire jamais. xam nga lan la ñu war a xoolaat. Dans nos pays ce sera très difficile pour ne pas dire sax impossible. La manière de faire la politique ni ñuy defee politique ci suñu réew yi rawatina réew yu ñuy wooyee ay réew yoo xam ne dañoo ñàkk moom moo njëkk ñaaw moo tax ba nit bu waxee tey nga gëm ko bu subaa mu wax leneen da ngay dem ba dootoo amati confiance ci ni ñuy wooyee nos hommes politiques mais pour loolu nag xam nga lan moo ko doon changer ci ay jamono. li ñuy wooyee conviction politique moom. yaa ngi wax sànq ci ay école du parti ku ci mel ni ñoo xam ne dañoo formé wu te quand tu prends le parti socialiste ci ay jamono dañ la daan formé nga jël yeneen parti yi da daan am ay école du parti am université d'été université nangam ñoo xam ne yow mi jeune bi dugg ci biir benn parti booy dugg doo duggee parce que Mansour moo yore xaalis woo ma dugg ci biir parti bi mais dama am idéologie boo xam ne parti bi da koy défendre. gëm gis naa sama bopp ci boobule idéologie kon dama ciy dem à 100% ma ñàkk wala ma bañ a am xaalis lu ma ci war a fekk si dina ci fekk si bu fekkee ne sama wërsëg la dina ci dugg waaye dañuy daan jiital d'abord. xalaat jiital gëm-gëm. mais léegi politique xam nga lu ñu jiital xaalis donc ku wax tey xaalis ñëw tegu sa kanam nga wax leneen suba donc doo mën a gëm kenn. mu doon lu doy waar kon politique de bon na kon ci Sénégal ji da yàq ji quoi la ñu wax ci pandémie Covid 19 bi ak insécurité alimentaire nga xam ni ñaar yu laalante yu mën nañ ci bàyyi xel bu baax sabab wàcceek ak Sénégal xaatim genn accord goo xam ni daa ñu mën a taxaw lii di nga xam ni ay immigré lañ ni ki itam dooleel leen ba bu ñu dellusee ñu mën leen a encadrer bu baax ci wàllu liggéey ñu mën a intégré waat société bi ci amal ay petites et moyennes entreprises ndaje bu am solo bu amoon ni ki démb fii ci Dakar ci wàll boobu la ñuy des donte woon ni Covid 19 dellu na gannaaw waaye teewul xëy na proposition njiitu réew bu Sénégal ci pass santé est-ce que lu war a mën a nekk la en tout cas njiital Institut Pasteur joxe na ci xalaatam ci benn ndaje bu ñu amaloon ni lu mën a nekk la xëy na bu fekkee bëgg nañoo continuer dominer tawat ji ba du juddooti fenn ngir màgg ci Sénégal. Ajaratu Aïcha Ñing moo ñu teeweeloon ndaje boobu. lu jëm ci pass sanitaire bu njiitu réew mi jibal directeur bu Institut Pasteur bu Ndakaaru ànd na ci ak moom. mooy tey booy tukki. mën nga bañ a soxla ñu defal la test. dëkk booy dem mu wane ne yow ñàkku nga ñu gëm ni yow amoo problème mu risque ñu yombalal la sa tukki ñaareel ba mooy bu nit di dajoo bu ñëpp ñàkkoo dina wàññi lu bare possibilité feebar bi law. ngir ñu am ay capacité locale mën a tontu sécurité sanitaire réewu Afrique yi taxawal nañu ab kuréel. technologie boobu boo ko utiliser ci doomu jàngoro bi di nga mën a xam lépp lu muy nirool buy soppaliku itam di nga xam lu muy nirool ñu koy wax séquençage ëllëg ak si biir bu feebar bu melee ni bii feebar bu bees fépp fu mu génn ci mbirum Afrique na ko chinois yi defee doomu Afrique yi daal utiliser technologie boobu. fukk ak juróomi docteur bàyyeeku ci fukk ak juróomi réewu Afrique yi jot nañu seeni attestation gannaaw ba nu amalee ab formation ci ñaari ayubés di ay xarala yu yees ci SAR Covid 2. gouvernement bu Sénégal daa amel poste lu ëpp fanweeri milliards ci francs CFA mu ngi koy sàggane de waaye bu sàgganee tuuti poste mën na cee tëj mbaa mu am ci jafe-jafe yu doy waar ndax ñeenti junni liggéeykat mën nañ cee ñàkk seen liggéey bu boobaa nag uwa lay doon te gouvernement bi mooy doon responsable bi. Nanko Bakk Yoko moo ci def gëstu bu mu seq ak waxtaan yenn ci ay cadre yu jiite syndicat yi ko teg jamono jëlee jafe-jafey koppar bu doy waar mbir yi foo ko nattu rek weesu na ko bu ñu doyloo secrétaire général bu syndicat libre liggéeykatu groupe La Poste. bor bi si li ëpp li indi coow li si la bokk. dette bi li ko indi mooy rémunération du service public. non seulement 2 milliards yi état bi di budgétiser chaque année du ñëw ni mu waree dañ si am arriéré mais
ñun 6 milliards yi ñu bëgg a joxuñu ñu ko. en dehors de ça y a les bourses de sécurité familiale poste état bi daf ko ne fayal ma remboursé la état bi day yéex a remboursé wala da di cumuler looloo indi situation bi toll nii. approximativement c'est entre 28 milliards et 30 milliards. tey jëlee lu ëpp 4 junni xëy boo moytuwul ñoo nar a naax saay waral ba liggéeykatu groupe La Poste di sàkku ci nguur gi mu jóg si balaa bay di way mbuus. alerté nañ leen bu yàgg indi na fi grève coowoo nañ mais fi mu ne dañuy ñaan état bi interpellé ko mu accompagner ñu jàppale poste bi parce que poste dafa dem impacté wu si Covid bi. non seulement nag bi ñu laalee ñun bénéficier wu ñu si fonds force Covid yi nga xam ne état bi tegoon na ko mais tamit bénéficier wu ñu si plan de résilience économique et sociale. li leer ba leer mooy ne entreprise nationale bii di groupe La Poste jamono jile mi ngi ci guddi gu gët seddagul la. en tout cas ki nga xam mooy directeur marketing ak communication nee na gouvernement bi li mu am dong ci ay courrier bu ko dénkoon waa poste dong ci wàllu liggéey poste mën na cee jaar soqaliku waaye dafa mel ni ñoom daal day ndey ju jur ba noppi sànni ci mbalit ba ko rey nañ teewlu Lamine Dramé. corps de métier courrier bi ay teg yaa koy def léegi banque yi sax dañuy def distribution. et léegi loolu noonu ñu dugal ci bourse yi même état même bu ñu jàppul lañ ko delloo. nañ toog ak état toog ak président son excellence Macky Sall parce que bon mu ngi am ay ambition ci poste mais ñun gisuñu suñu bopp ci dimbale bi wax dëgg yàlla. bourse yi ñu jot a joxe nañ ñu ko delloo service public bi rémunération bi. na dugg quand Ablaye Wade était là il a dit carrément ci benn conseil des ministres bépp courrier boo xam ne ni état moo koy def jox leen ko poste. loolu rek bu ñu ko amee mais trésorerie la. Lamine Dramé proposition bi mu def Birahim li état bi am ci ay courrier donc mun na soxali poste fi jamono tollu tey ma foogoon ni poste dafa war a gën a jëm kanam. ak moyen de communication yi déplacement yi. lu tax poste dellu kanam poste jëm na kanam ah. c'est que dafa ñëw bi muy jëm kanam wala ba muy soppi doxalinam. mu am peut-être benn concurrence bu ci am xam nga tey ni ñuy defee ci wàllu transfert d'argent. poste da koy def du publicité mais poste cash am na ñoo xamee ne dañuy jëm ci wàllug li di transfert d'argent ni mu amee ci yeneen i société yu yëngu ci wàllug transfert d'argent mais coow li nga xam ne moom moo ci am ci wàllug poste d'abord bor bi leen état amel 30 milliards c'est pas petit ñaareel ba li directeur de la communication yore wàllug marketing tamit wax mooy dafa sax fàttali ni maître Abdoulaye Wade mi nekk président de la République loolu la génnoon comme solution parce que poste au plan mondial dafa am yenn saay ay jafe-jafe parce que dafa am li ñuy woowee les nouvelles technologies de l'information et de la communication mais boo bëggee jàppale kër gi nga xam ne yow yaa ko moom muy poste tey yow mi état non seulement nga yore ko boru 30 milliards waaye solution bi directeur marketing wax mooy fexe ba lépp luy courrier administratif ci biir mu jaaree poste loolu tamit c'est une solution mais il n'empêche que ñoom il faut que ñu penser à ce qu'on appelle la reconversion ndax système yi ni mu demee tey moo tax ba tey soxlaatul may bind lettre teg ci nu ñu ko weeti dugal ci enveloppe def ci benn timbre jaarale ko poste pour wax ak Mansour bi nga xam ne ma ngay États-Unis sama WhatsApp lay jël wala Facebook wala yenn ci ay nouvelles technologies de l'information et de la communication daanaka dootul am mais dafa am loo xamee ni tey DHL li muy def c'est pas de la publicité mais DHL li muy def GPI dem nañu ba daanaka ñu ngi commencer di yàq yenn ci ay liggéey yoo xam ne poste la ko doon def DHL la koy def ak yeneen structure yoo xam ne dañuy yónnee ay colis am na yenn colis yoo xam ne par alpha ou bêta day jàll ci ñu mel ni poste day jàll lu mel ni ci ay DHL mais léegi am na ñoo xam ne ni Mansour mooy jógee États-Unis ñu yabal ko ay colis yoo xam ne da ko war a indil Birahim Touré fii ci Dakar daanaka la ngay fay du doon dara alors que yooyu les structures ñu ngi fi donc il faut nécessairement que dans la politique du gouvernement wala de l'État du Sénégal ñu xool naka la ñuy def ba changer peut-être les paradigmes par rapport ak yooyu les structures yu ci mel ni poste ak yenn ci ay structures yu liggéey ci wàllu woowu. li mat poste tey foofu nag est-ce que itam mënuñu cee boole wàllu politique parce que ay am na recrutement itam xam nga bërëbu liggéeyukaay nguur la. nombre bu bëree bëri boo xam ne am na ci est-ce que itam poste yan woon xëy na lu diis.
waaw poste bokk na ci structure état yi nga xam ne mën nañ jàpp ne foofu nañuy caser seen clientèle politique et la preuve tey boo xoolee poste 4000 emplois loolu direct la nga dellu si war a xam ñaata emploi indirect moom moo ci am donc loolu pour wane ne personnel bi nga xam ne moom moo fa nekk ñan ak ñan la kan ak kan nañ fa dugal parce que kii mooy directeur bi présidence comme ni mu koy defee ci yeneen structure yu bëri yónnee beneen kilifa tamit yónnee ay nitam ainsi de suite te xam nga lii El Hadj dafa nekk loo xamante nii kenn mënu ko comprendre parce que état mënu am structure yoo xam ne dafa war a dox ci doxalin ak la muy njëriñ surtout ci wàllum emploi et tout mais yow yaa koy rey yow mii sa bopp encore parce que bëggoo investir ci poste ndax construction amu fa nga mën a enrichir nit mënoo investir ci poste parce que mënoo ko dugal foo xamante ne kii dina la mën a may nga mën a am marge de manœuvre par rapport mën a def sa politique on préfère tey jii nii jënd avion 60 milliards que def 30 milliards postes ou 4000 postes sont en jeu avenir moom moo fa nekk on préfère mettre 1000 milliards ci ay terre 300 milliards ci ay BRT ci ñoo xamante ne nii après c'est vrai que dina indi emploi mais dafa am loo xam ne moo gën a nekk urgence te tey urgence mooy sauver la poste. Mamadou Fofana maa ngi lay jaajëfal ñu wax ci wàllu centrale à charbon Sénégal xaatim na ak lu toll ci lim bu sàkkan ci ay réew tënku ci COP 26 la ñu bëgg mooy fexe ba dootuñu jëfandikoo charbon non seulement dañ ci jublu mooy sàmm environnement bi ak li mu mën indi ci ay conséquences waaye am beneen méthode alternative bu ñu mën di amee énergie te duñu jëfandikoo charbon ñi ko xaatim toll nañu ci téeméeri réew ak juróom-ñeent fukk Fatmata Diop. ñaar fukk ak juróom-ñett lañ ci ay dëkk yu signé ab alliance mondiale ngir dakkal këriñ gi jóge ci suuf di joxe courant alliance bi tudd Powering Protocol ñu daal di koy lancé ñi ko jiite di Royaume-Uni toll nañ ci téeméer ak juróom-ñeenti fukk ci ay dëkk yu adhéré ginnaaw sommet COP 26 bi ngir battre campagne de fexe ba banque yi daal di rek bañ a financé lu ñu mel engagement yu ñu mel nag ku mel ni Chine Japon Corée ak G20 daal di nañ ci dolleeku ngir ñoom itam dakkal lu ñu mel fii ak 2021 gii yenn dëkk yu mel ni Pologne Vietnam Égypte Chili ak Maroc annoncé nañ engagement yu ñu mel ngir dakkal këriñ gi di jugee ci suuf ñu ciy amee courant déclaration la boo xamante ne dëkk yooyu yëpp ñoo engagé wu ngir jeexal lu ñu mel waaye itam accroître lépp lu jëm ci wàllu production énergie propre bu ñu mel mbébét yi bokk na ci ñu jëmmal accordu Paris yi nga xamante ne moom moo di rek limité yokkute température mondiale bi ci 1,5 bu ko defee la ñuy yóotu ci wàllub xeexum coppite jaww ji mu mën a antu. Bakke Seck mooy président organisation communautaire pour la protection de l'environnement nee na loolee dogal bu am solo la dégg ngeen ko ci xibaar yi jiitu ci kàllaamee nasaraan Ibrahim est-ce que tubaab yi itam naxuñu ñu ginnaaw ba ñu développé ñoom ci wàllu charbon ba noppi xëy daal di koy aramal est-ce que itam bu ñu leen fekk seef ca fañ na woo suñu doolee matee gum na ko ngir ñu soppi ñun léegi daar wàllu charbon. waaw soppi léegi daar mënul nekk ce qui est sûr mais li wóor tamit mooy man jàppewu ma ko sax ndax parce que ñu ngi ko fi doon wax yaakaar naa y a 2 jours li nga xam ne moom mooy jeexital yi nga xam ne am na ci wàllu environnement ñuy wax géej gi nga xam ne dem na ba lekk lu bari ci suuf si ñuy wax ci gàncax yi nga xam ne daan nañ ko am léegi dem na ba amatul mais bu ñuy wax centrale à charbon am na bu nekk fii ci Bargny mais coow li newoon na cour ci wàll boobu ndax tout simplement même ci wàllu environnement ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci lu wër centrale à charbon boobu nga xam ne 125 mégawatts la waroon a indi ci wàllu courant ci suñu dëkk yi dañoo jàpp ni lañ ci waroon a def wala lañ ci def ci wàllug énergie ak xaalis bi ñu ci def ci wàllug li ñuy woowee centrale à charbon yàq lay doon wax nga ko fii yàggul dinañ dem ba benn période boo xam ne oto yi ñu daan dugal essence di ci def gasoil oto yi de plus en plus ñiy defar oto dem nañ ba ñuy wàññi li ñu doon def ci oto lu jëm ci essence wala lu jëm ci gasoil ndax ñu ngi jëm ci wàllug lii di électricité am na lu ñu woowee ay éoliennes ngelaw gi lay jël pour mën a produire lii di courant am li ñu woowee centrale photovoltaïque yoo xam ne naaj bi lay utiliser pour mën a am lii di énergie on est obligé ci dëkk malgré dellu ginnaaw wala ndool bi ñuy wax moom moo am ci suñu dëkk Afrique on est obligé de s'adapter pour justement wàllu changement climatique yooyu xam nga COP26 c'est pas seulement les Européens wala les Américains mais ñëpp ci bokk au contraire sax ñu mel ni ay Amérique dañoo dem ba yenn yu bari ne ñoom d'accord chaque année ñu ciblé ñoom li leen neex alors bu ñu wax wàllu environnement
exploitation phosphate bi tey xamoo ñaata ci ay kilomètres la ñuy yàq ci àllub Sénégal exploitation zircon bi xamoo ñaata ci ay hectares carrières yi sans compter carrières yi alors que loolu dafa yàq suñu environnement pourquoi ñun jël ko comme sas ñun tam dem gàcci leen ko mais le fait ñeneen a ngi koy exploité ñu dul waa Sénégal dañu koy daganal parce que ñoom ñi koy exploité duñu ko sax tudd parce que daganal nañu ko alors que ñun ñoo ngi yàqu. je suis très d'accord ci li nga wax am na beneen paradoxe par exemple tey ñaata oto ñooy jóge bitim réew di dugg ci Afrique dañu dem ba ñu ne l'Afrique c'est un peu benn xeetu poubelle la ci la ñu soxlawul États-Unis la ñu soxlawul Europe la ñu soxlawul ay Chine ak yu mel noonu Asie ñu ñëw sànni ko fii ordinateur ak pièces yi nekk ci biir ordinateur yu yàgg yooyu ñuy wax mais ñu ngi ko indi sànni ko fii ci biir Afrique lan lay indi pollution boobu ñuy wax sur le plan environnemental en Afrique tey danger am ci dëkk yu bari am na yu bari yoo xam ne oto yi nga xamee ne tey dañ ko tere Chine xam nga dañuy wax boo xoolee Chine nga gis ñu takk ay masque mais Chine bi ñuy takk masque dugg woon question ay Covid-19 wala yu mel noonu xam nga lu ko indi woon pollution bu extrême bu amoon ci yenn ci ay dëkk ci biir Chine lu indi woon pollution boobu wala lan moo indi pollution boobu lii di oto yi nga xamee ne dafay jël essence day jël gasoil ñuy dem di seet naka la ñuy def ba liñ naan bu tee oto yi am matricule A ba kii dañuy daw bu subaa dañuy taxaw juste pour réguler trafic bi ba li ñuy woowee pollution boobu bañ a yokk ci yenn si ay dëkk yi yooyu la oto la ñu jël sànni ko fii Sénégal tey da ngay jënd oto ca Chine 3 millions wala ca Canada 3 millions indi ko fii parce que ñoom bëggatuñu ko donc ñoom ñu ngay jéem a setal seen environnement di setal li nga xam ne moom mooy seen ëllëg ñëw sànni ko Afrique donc juste pour te conforter ci li nga wax ci wàllu ay phosphate ci carrière ak yeneen ñoom li leen neex dañ koy def ñun nag suñu gouvernant ñoo war a am tamit dëgërlaay ak xelu ne attention li ngeen di bañee nangam dal seen réew ñun tamit noonu lañ koy bañee ba mën a am ay changement yu ñu def ci suñu wàllu climat changement ci doxalinu nit ñi ci lu jëm ci wàllu ay carrière mais ressources forestières yi dem na ba ñu koy commencé ñàkk mais pourtant xalaat amoon na fi maître Abdoulaye Wade génnewoon na fi xalaatu li ñu woowee la grande muraille verte nga xamee dafay traverser mais tout un continent mën a jëmbat ay garab saxal ay garab ba nga xamee dina am lu bari loo xam ne dala ci aar ci sa wàllu environnement mais projet lay doon ñu tàmbali ko tuuti beneen gouvernement bu ñëw wala ñeneen ñu ñëw éliminer ko teg ko fële tout simplement parce que ku ci nekk dootoo xoolal ci li la wër waaye sa bopp ngay xool foofu nag est-ce que bu yàggee kon duñu mujj doon rek ay al toppi ñun amuñu daal kàddu gu ñuy wax. ñun kay ay al toppi nañ ba pare loolu moom c'est déjà acté depuis et malheureusement c'est la faute à nos gouvernants parce que personnalité bi war ak fulla ak fayda bu ñu war a am ci kanamu tubaab bi duñ ko def te li ci gën a doy waar bu fekkoon ne sax ñun dañoo am lu ñu doon yaakaar ci ñoom en grande partie sax nga wax mais li ci ëpp tey tubaab yi bu ñu développé Afrique moo ko waral parce que ressource Afrique yi rek nañuy jël di ko yóbbu yaa ngi koy tudd phosphate bi zircon bi exploitation or bi ca Sabadola pétrole bi ainsi de suite donc ñun te lépp xoolal négociation Sénégal lépp li nga xam ne ay ressources yu am solo la ñu war ko mën a exploiter mu jëriñ réew mi yépp ay 10% nañ ciy dàq ay 6% ay 20% ci loo xam ne waaja mooy ñëw jëlaat lépp gàddaay dem yóbbuwaat ko donc malheureusement amuñu ay leaders yu am personnalité amuñu ay njiit yu mën a imposer fulla ak fayda tubaab bi pour wan leen ne que ce partenariat là d'accord war na mën a am mais dafa war a mën a nekk un partenaire gagnant-gagnant comme ni ñu koy waxee. partenaire boobee bokk na ci bateau étranger yi exploité suñu géej gi ba daanaka jën desatu ci kuréel gi boot nappkat yi ni faaw ñu joxante loxo lu jag bàyyee ko ci nguur gi ñu ànd ca lu jagul ñu xeex ko ngir mën a sàmm suñu géej gee ki jënam ñu fekk ci Mbuur Alioune Badara Sonko. coalition bi nga xamante ne moo ëmb nappkat yi Sénégal duppee seen bopp CAPS ñoom nag jamono ji ñoo ngi naqaru bu baax bateau étranger nu ñuy jaxat-jaxatee suñu ressources yi. fekk na bateau yoo xam ne international lañ si réew mi yàgg fi ba seeni contrat jeex bi contrat yi jeexee ñuy napp si géej gi si mafia. Aliou Thiam dëgg na ci loxoom ba yooyu bato ñu ana dindi leen fii ci réew mi. farandoo Aliou Thiam yi nga xamante ne ñoo bokk ci CAPS ñoom nag jamono ji ñoo ngi rafetlu liggéey bi nga xamante ne seen ministre de tutelle di Alioune Ndoye moo ngi koy amal ngir suqali napp gi. beeda aan bi yëpp ay bato la yoo xam ne ñu ngi en arrêt stationné demuñu géej ku leen tee le ministre borom bato yooyu nag ñooy influencé suñu yenn ci mool yi nañu yeewu ñun mool yi muus xam ne géej gi buñ ko sàgganee ba mu yàqu non suñu avenir doom
mooy yàqu parce que ñun ay mool lañ xamuñu dara lu dul géej. ci tournée bi nga xamante ne moom lañ doon amal ca Mbaling ak Ndangaan campement yi les acteurs yi nga xamante ne ñoo fare ci CAPS ñoom nag jamono ji ñi ne daañu dem ci yeneen gox yi Sénégal ngir gën a sensibiliser seen ay naataango nappkat. weer wi ñu nekk bu amee ñaar fukki fan ak juróom-ñett ba jàpp fanweeri fan am na daje boo xam ne Sénégal ak Chine ñoo koy seq sabab na démb ministre bi wax lu jëm ci wàllu bitim réew dalal ambassadeur russe Chine bi nekk fii ci Sénégal jubluwaay bi mooy nan la Afrique surtout Sénégal mën a bénéficier wu ci wàllu relation coopération ci digganteem ak Chine ñu jagleel ko nag benn programme boo xam ne période 2022-2024 lay doon Abdoul Aziz Sow moo fa teewoon. muy juróom-ñetteel bi yoon Chine ak Afrique di daje bi la yoon ci Dakar lay doon ngir waxtaanee lépp lu jëm ci seen ëllëg ak it seenub coopération. suñu diggante ak Chine dafa am benn kuréel bu am solo bu ñu woowee FOCAC xam nañ ne Afrique suñu jafe-jafe yi benn la ci wàllum koom-koom ci wàllum jokkoo dem ak dikk ak ci wàllum paj mi ak ci wàllum lu ne. loolu dafa laaj ñun réewu Afrique yi ñun ñëpp ñu ànd xool Chine benn bët. doxandoo benn tànk ndax lu ñu mën a fajal wala lu ñu mën a indil ñun ñëpp ñu mun koo bokk. lépp téeméeri ministre ak yi expert dinañu teewee boobu le lël ñi leen nam ma jëmmal yenn ci ay document yooyee ambassadeur africain yu nekk ca Beijing waajal nañ ko ba nuppi. ñu gëstuwaat kayit yooyu bu fekkee ni dalal na suñu xel méngoo naa ak suñu njiiti lu ñu bëgg suñu njiiti mooy président Macky Sall ak président Xi Jinping bu fekkee kayit yi méngoo nañu ak ñoom seen gis-gis ak li ñu bëgg yellal ko Afrique ak Chine bu boobaa document yooyu ñu wéyal leen. lépp lu cee tukkee kon dinañu ko fësal ba ñëpp xam ko ci poñ yu bëri ñeel communauté internationale bi dinañu ci fësal taxawaayu Afrique ak bu Chine. coopération Chine ak Sénégal foofa na Chine dañuy dugal seen loxo ci Afrique xool nañu bu baax Afrique waaye yenn saa yi damay baamtu téereb taskatu xibaar bi te mu nekkoon Égypte xaritu Macky Sall bi te mu nekkoon prison. Adama Gaye boo gëstoo téere bi de di nga laaj est-ce que Afrique coopération ak Chine moom am na ci njëriñam déet. amuñ ci benn njëriñ de benn njëriñ ñu doon utiliser ñu te coopération yépp yu Sénégal am malheureusement maa ngi koy wax sànq El Hadj suñu njiit yi ku ci nekk la ngay signé d'habitude xalaatoo luy intérêt askan bi mais luy njëkk a dem sa poste ngay njëkk a xalaat defar sa avenir doom loolu benn la beneen bi mu di ne li ci ëpp ca la nga xam ne moom la ñuy def convention mais loraange gu muy indi doo sax comprendre Chine gii nii ñuy defal signature nii mais ñoom ñooy napp ci géej gi ñoom ñoo gën a suuxal suñu nappkat yi ñoom ñoo gën a indi xale yi di dem ci géej gi di ci ñàkk seen bakkan pourquoi parce que mënatuñu napp la ca ëpp ñoom ñoo koy napp te ay bateau yu mag nañuy yor dem ba ci li nga xam ne mooy repos biologique bi tey jii ñoom ñoo koy entravé beneen bi gën a garaaw maa ngi ko doon wax fan yii yëpp mooy campus France la fay xew tey jii nii comment se fait-il que nga ne wéy da ngay dimbali ay xale pour ñu dem jàngi Europe mais sur 28 600 dossiers yoo xam ne déposé nañ ko 3000 rek ngay accepté mu di xale yoo xam ne ku ci nekk 28 600 ñooñu ñëpp ku ci nekk joxe nga 75 000 francs léegi 3000 yi nga xam ne moom la ñuy jël ku ci nekk encore da ngay joxe waat 65 000 francs pour nee na yooyu yaay nga mën a am visa te li ci gën a garaaw mooy tey jii nii ana ñan ñooy joxe li nga xamante ne ni moo lay mën a may nga dem uti visa mooy ñu ñuy tuddee ay conseillers xamuñu profil conseiller parce que est-ce que nit war nga jàngoo Sénégal ci université xamoo formation université Sénégal xamoo formation université France xamoo yan filière nañ fay jàngalee ak tamit mosoo dem France nga ne yow da nga bëgg ne kat kii kat xale bi man maa koy xool ba xam dossier am dañ koy recevable ou pas te loolu day impacté ci avenir u xale bi parce que bu ñu la defee ne que ne dañ la rejeté loolu mooy boo demee sax fa nga xam ne moom mooy kii ba ambassade duñ la may visa et te loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lu ñu war a oui dil la fu ñu dénoncé benn secteur bu ay nit ñu ci lekk lu doy waar la loo xam ne kenn mënu ko ci étudiant bi joxe dossier am dafiy boole wala caution da ciy boole caution parce que 75 000 francs yi kenn du la ko delloo kenn du la ko delloo xoolal Mansour 28 600 dossiers ku nekk 75 000 ça te fait presque 2 milliards nga encaissé ko nii tey jii nañ wax ñoom waa Campus France ne yooyu yaay dañuy def li nga xam ne moom mooy tuddee porte ouverte pour nit ñi ñëw xool la nga xam ne moom moo fa xew yooyu yaay te la ci ëpp la ca gannaaw waxuñu ko nit ñi nga encaissé xale yi 75 000 francs ku ci nekk presque 2 milliards nga ñëwaat encore encaissé leen ñi nga xam ne nangu nga ne dañuy dem 3000 yi nga ne leen léegi yooyu yaay joxe leen 65 000 te li ci gën a doy waat mooy nee nañ bu ñu lay jox sa passeport même bu fekkee sax da nga jàkkaarloo ak fu VFS nekk. dañ loolu amul de doo ñëw jël su ko de da ngay joxe 11 000 francs pour ñu ñëw indi la sa passeport mais xoolal ma di loo xam te ne ni kenn mënu ko comprendre.
en tout cas li may faral di wax rek ci numéro immatricule oto yi li ñu defal tubaab yi ñu am xaalis boo ko defaloon golo Sénégal sax mu am xaalis. téere Adama Gaye bi Chine Afrique le dragon et l'Autriche Birahim téere la boo xam ni tubaarkàlla la. waaw xam nga man ci benn phrase rek laa ko wax. tant que Afrique jëlul conscience ni ñoom ñooy actuellement ñoom ñooy. actualité ñooy avenir. ñoom moom koom-koom bi ci àdduna bi tey. tant que jëluñu conscience ci suñu doole duñu mës a dem malheureusement tey li ñu woowee ay activistes bu ñu wala lanceur d'alerte africain bu ñu jëlee kàddu dañ leen di soofantal ku ci mel ni Guy Marius Sagna exemple ñu ci mel ni ay Fadel Barro ak yenn ci ay activistes yoo xam ne dañuy yëngu pour Afrique nga dem Burkina Faso ñu mel ni yow journaliste yi Burkina Faso dañ leen di tam exact ñiy wax pour l'avenir de l'Afrique di wax ci tey doole bi Afrique am bu ñu waxee ne nañu dindi wala départir wala nañu dagg cordon ombilical bi am entre ñun ak réew yi ñu woowee des pays puissants muy Europe muy Chine muy États-Unis bu ñu ko waxee dañ leen di soofantal leen ni ñii ay activistes lañ dañuy wax rek mais li ñuy wax nii bu ñu demee ba ci kanam dañ xam ne li ñu doon wax dëgg la Kémi Séba je pense il s'appelle Kémi Séba bi nekk également activiste ci wàllu woowu chaque jour ñu dégg seen kaddu. mais Mansour tey dañuy fàtte ay kaddu Thomas Sankara. dañuy fàtte kaddu ñi nga xamee ni dañoo yore woon ay réew. mais di teel a wane ni ñun lii ñu war a def mooy fexe ba moom suñu bopp ci wàll wu nekk sur le plan économique et cetera lan ma xewoon ci Thomas Sankara demoon na ba oto ci gouvernement am. oto yu ndaw nga doon yore amul ay oto yu mag ñu naan oto yi bolide la bi jar ay 31 milliard wala day jar ay 600 millions de francs CFA oto yu ndaw nga doon yore muy wax ne ni nañu fexe ba ñun yëre yu ñuy sol sax coton bi nañ ko béyee fii ci Afrique ba nga xamee ni doo soxla di ko jéggaani parce que gis nga ki lay jox ndekki di la jox añ mais pratiquement day am benn genre vassalité buy am seen diggante maanaam par force da ngay dem topp ko ànd ak moom Chine intérêt moo tax mu ñëw Afrique c'est pas pour développer Afrique Chine bu doon développer këram xaw ma Chine ma ngay jéem a développer ci boppam pour jéem a am concurrence boo xam ne da koy soutenir ak États-Unis États-Unis li tax nga leen di gis de plus en plus ñuy nekk ci yenn ci ay réew ci Afrique même sur le plan militaire Russie lan moo tax muy gën a fës ci biir Afrique ku ci nekk ku ñëw Afrique ñëw fi pour